On s'est rendu compte que cette dégradation est inexplicable et nous nous sommes levés. On s'est rendu compte également que les communes ne peuvent pas tout faire et on s'est dit, voilà, il faut qu'on se prenne en charge. On avait fait une première partie, la première partie de cette Setal et on avait enlevé au niveau des égouts, les saletés qui étaient dans les égouts et on avait curé. Et on a vu que lorsqu'il a plu encore, il n'y avait plus d'eau d'inondation. Et on s'est dit pourquoi pas ne pas continuer à entretenir notre coin. Raison pour laquelle on a lancé cette deuxième phase. Et aujourd'hui, quand on a vu que la mosquée était complètement qui est en travaux, c'est normal. Il y avait beaucoup de gravats et autres. Et on s'est levé aujourd'hui pour pouvoir nettoyer ça, c'est ce qu'on a fait. Setal bi li ko waral mooy dañ dëkk HLM bokk ci commune doomu HLM nekkoon ville boo xamante ne ville bu ñëpp nawoon la ville boo xamante ne boo musaan dégg HLM da nga naan sawar loolu moo tax nag initiative suñu gox yu jóg àndandoo bokk ndey bokk baay defar dëkk bi parce que nit ki mënoo dëkk ci dëkk bi war a am changement donc buñ ne waxee defar dëkk bi si yow mi dëkk ci dëkk bi ci yow la war a njëkk a commencé loolu waral ñun HLM ñun balaa président di wax commune propre fekk na ñun ñu ngi ci commune propre démarré nañ ko bu yàgg. mais lii dafa nekk loo xam ne il faut que ñu rafetlu ko ndax tey ji mairie bi mënul def lépp liñ tàmm wax am na ñetti at suñu ginnaaw am na benn programme bu mag a mag boo xam ne def nañ ko HLM commune propre association yu mel ni ñoom ñëpp dañu ñëw jàpp si mais xam nga mbirum set mbiru en tout cas ñëpp la bés bu ne ñëpp si war a jàpp kon tey bu ñu gisee association bi tey ji mu di def lu mel ni lu ñuy def rek mooy rafetlu ko gërëm leen sant leen di wax ne képp koo xam ne da nga jóg pour def lu mel nii ci biir HLM en tout cas mel ni association bi ñuy def ni mairie bi moo ngi fii moo ngi taxaw pour loolu parce que fi may jóge ni ci benn école laa jóge ni tout de suite benn ñeneen ñi nga xam ne ñoo fa nekk si jàppale mais tey jii ñiy wax dëgg ñoom dafa nekk loo xam ne ñoom dañ ko mus a def ñoom dañuy ñëw pare rek ñëw ci mairie bi ne dañu bëgg a def ñun aussi liñ ci mën aussi ñu jàpp ko di wax ne population yi tam ñoom li ñuy def ni na ñëpp jël exemple ci ñoom buñ ko defee incha allah nanu woo nekk HLM dina set. ñun fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii la ñu xam voilà maintenant benn affaire dafa am nit ki booy woote set da ngay woote fi nga dëkk ba pare doogu dugg sa biir kër. voilà te am nañu entente ay jeunes yoo xam ne la ñoom ñëpp ay responsable lañ te yaru nañ amul kii koñ bii la dëkk kii koñ bee la dëkk HLM daal benn la quoi waaw initiative bu rafet yow mii nii nga xam ne chaque jour ñu ngi lay gis yaa ngi ciy sonn amul loo ci dul def yaay sensibiliser nit ñi duñ jógee ci connexion bi xool sa site xool li ngay defal HLM ak yooyu waaw dañu war a jàppoo doon benn xam nga muy initiative bu rafet ñoom Babacar ñoom Luque Moussa Sène yow Nicolas Pape Gana Pa Omar ñoom ñëpp daal ñu ngi ci quoi waa koñ bi yëpp génn nañ. waaw xam nga dëkk ci koñ bi bëgg ko defar rek quoi ñu tuddee suñu bopp nag suñu gox nag ñu commencé ko ñu bëgg ko commencé suñu biir mooy pàcc bi ñu dëkk nii ñu defar ko ba muy yànj ba dindi ordure yi defar fii parce que bii mooy deuxième initiative bi defoon nañ ko première fois mais bëgg nañ chaque mois ñu def lu mel nii quoi. waaw mais bon xam nga rek moom lay wax quoi maa ngi nuyu ñëpp ñu jàpp ci liggéey bi parce que xam naa ne samedi la te ñëpp disponible ñu pour ñëw mais di ko sant yàlla parce que xam nga boo xoolee environnement moom dafa am solo quoi ci koñ quoi te am na loo xam ne ñun fii lañ dëkk fii lañ yoroo fii lañu juddoo am na loo xam ne duñ ci xaar kenn parce que suñu koñ la ñoo ko moom te ay kilifa yu fi nekkoon lii la ñu jàngal te ñun lii la ñu xam mais nag am na loo xam ne rafetlu ñu ko trop mooy HLM ñun dañu yàgg jooy tali te nit ki lépp loo nettoyé une semaine mu tilimat c'est la deuxième fois ñuy def lii ci presque ci at mi mais mënuñu am lu ñu gën a parce que suñu tali bi vraiment li mu mel nii rafetul quoi parce que loolu liggéey mënul feeñ ba pare tamit ñu ngi préparé yeneen setal yoo xam ne dañuy avancer chaque mois dañu bëgg tànn benn jour muy dimanche wala samedi ñu defal setal ba nga xam ne koñ yëpp bu ñu fekk see tamit moom mooy gën parce que boo xoolee du HLM du fi ñu dëkk rek la pour ñëpp la pour HLM bi ñëpp la na ñëpp génn ñu boole liggéey pour ñu mën a avancer parce que